alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njaboot gi yépp di nuyu di ziyaara itam Cheikh Ahmadou Badawi mi nga xam ni moo ko teewal ci jotaay bi ak délégation bu àndal yépp di nuyu kilifa yi nga xam ni yépp ñoo ngi fi bokk yi nga xam ni ñooy organisation bi ñoo ngi jottali seeni tur kenn ku ci nekk ci turam ak santam ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di ndokkeel bu baax nag mbokk yi ànd sàmm jikko yi session bu Touba di teg nuyoo beeg ziyaar yi ak ndokkeel yi yépp ci loxo sëñ Jili Sànqe mu jot li ko mbokk yi ñu àndal yépp di sant bu baax nag ak nuyu mbooleem ñi nga xam ni yépp jàpp nañ ci taxawaay bi ak bis bi ba mu mën a mel ni mu mel te loolu ko ci jiitu mooy sëñ Muntaxa ndax bi ñuy tàmbali mbir yi di ci waxtaan ak kilifay réew mi moom laa ci njëkk a toogal waxtaan ci ak moom mu ni ma lii de du loo xam ni dañ koy waxtaan ci biiru saal donc li ma bëgg ngeen def ko mooy na ngeen wër réew mi ndax réew mi ñépp a ko bokk waxtaan ak askan wi yépp ba nii mu ma leere mu leere ko askan wi bu boobaa bu ngeen delsee ñun li ñu war a def danañ ko xam nga xam ni kon loolu moom lañ ci njëkk a waxtaanal ba jéego yi ca soqikuwaat ba tey yàlla dogal na mbooleem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yépp signé nañ pétition bi. xam naa intervention bi dama koy tënk ci ñaari fànn benn bi xëñ na discours bi yépp danaa ci jéem a juqat ay extrait rek li ci des it lii occasion la boo xam ne ñu leeral mbir mi ndax dafa mel ni li xew ci réew mi ak fan ko bëgg a jëme ñi ngànk réew mi danoo jàppe daara ak ñooñ daara maanaam bu ma ko waxee mooy ñi jàng alxuraan ñu yar leen dañ leen a jàppe ñu yewwu ñoo xam ni war nañoo mën a ñëw rek ni la ah déedéet li ñuy wax demewul noonu ci waxi kese rek ñooñ daal di koy jàpp lii document yi ngeen gis ñi ak yi nekk ci saak bi lenn lu ci nekk ay document la yu jëm ci mbir mii lenn li Nations Unies tëgg ko leneen ni gouvernement bu Sénégal tëgg ko loolu kon dafay soxla nit ñi xam ko xam ni li ñuy wax ak li ñuy jëf bokk te Cheikh Abdou Lahad Mbacké daf daa wax ne nit bu waxee waxi daawam ak jëfi renam nga méngale ko tollawut kooko bàyyi booy wut nit romb ko fa booy wut xarit it na nga ko fa romb safaan ba it kazalik képp koo xam ni méngale nga waxi daawam ak jëfi renam it booy wut nit nit a ngoog booy wut xarit xarit a ngoog booy wut àndandoo àndandoo waaye ñii li ñuy wax ak li ñuy def bokkul te li ko waral ñoom jàpp nañ ni nit bu xisee jàng diine wala mu jàng alxuraan day doon ku yomb nax koo xam ne boo ñëwee lakk ko ñaari baat rek mën ngaa daal di jaar ci kawam jàll te sëñ Cheikh li nga doon leeral léegi am na yu bari yoo ci wax yu suñu kilifa yi taxe woon ba noppi ñu nasaxal ko
kon damay jiital xëñ na benn extrait rek ci discours bi ci français ngir xëñ na presse bi jël ko su ko defee li may leeral ci wolof it ma def ko ci wolof ndax fii koo ne fi dama ni mu ni la han. Chers compatriotes, merci d'avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs et mesdames du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, nous sommes au Sénégal, un pays de croyants, façonné depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et nobles vertus, enseignées et défendues par tous les prophètes, d'Adam à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des envoyés, que le salut d'Allah soit sur eux. Des valeurs et nobles vertus que des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme qui ont tout fait, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, pour les préserver au bénéfice du peuple. Je veux citer sans ordre de préséance Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall, l'Imamullahi, Cheikh Sidi Alhaji Malick Sy, Khadimou Rasulullahi, Cheikh Abdullahi Niass, Cheikh Bou Kounta Ndiassane, Serigne Thiénaba et tant d'autres. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons donc pas laisser périr leur héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires. Et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et non à aucune autre entité, fût-elle l'ONU. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Dans votre volonté de concrétiser votre vision de la SNEC 2, de faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Dans notre entendement, l'ONU devrait être, comme aimait à le dire un de nos compatriotes, un lieu de rendez-vous et du rendez-vous du donner et du recevoir. Un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel, respectueux de la diversité des pays qui le composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays, forts de leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire, pour imposer leur desiderata. Au strict plan socio-culturel, l'uniformisation est sans conteste un appauvrissement. Mais quand elle charrie contre valeurs et pratiques d'essence animale, elle devient agression et volonté d'avilisme. Pour nous, l'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes subsumées dans le vocable LGBTQI+, sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans notre pays. Nous avons jusqu'ici subi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques
aux antipodes de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux d'hasard, etc. Mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée. Contre la volonté de la légaliser, nous allons opposer celle de la criminaliser. Nous sommes conscients des enjeux de la question, du caractère stratégique qu'elle revêt pour ses tenants, de l'opiniâtreté de ces derniers quand il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges et les états-majors du mondialisme ambiant. Mais nous saurons faire face. Nous avons toute la détermination possible et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut, puisque c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité. Comme en atteste le nombre, la qualité et le statut des signataires de la pétition y afférente. Nous avons avec nous l'ensemble des porteurs de symboles de ce pays, chefs religieux de toutes les chapelles, chefs traditionnels et une forte majorité d'organisations de la société civile. Nous avons encore en mémoire les tractations sordides des années 60 qui ont abouti à l'imposition du Code de la famille de 1972 malgré le rejet quasi unanime des chefs religieux musulmans par le biais du Conseil supérieur islamique. Nous avons encore en mémoire le mépris affiché par la plus haute autorité de l'État à l'égard du Code musulman de statut personnel suite au travail sérieux et responsable du SURCOF. Nous avons tiré les leçons de ces ratés du passé et avons travaillé depuis lors aux voies et moyens pour que des causes aussi fondamentales que celles du respect de nos valeurs culturelles et religieuses et de nos intérêts stratégiques de société ne soient plus bafouées. Aujourd'hui, nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais. 1. Qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux en train d'être pernicieusement exécuté dans des secteurs essentiels et aussi sensibles que sont l'éducation, la santé, la culture, l'économie, etc. 2. Qu'elle adopte d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Que tout le monde se le tienne pour dit. Sur ces deux exigences, nous ne transigerons jamais. Nous ne reculerons jamais. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. ci juróom-ñetti làkk lay wax liggéey bu mu liggéey it dana ko def ci juróom-ñetti làkk te bokk na ci làkk bi muy liggéeyee muy français bi ñu doon lire léegi kon du anglais rek ñoom la ñuy bind danañ wax ci français danañ wax ci anglais arabe ak yeneen i làkk ba muy juróom-ñett looloo waral lii suñ ko waxee fi symboliquement Touba xam li Touba représenté ci àdduna bi xam ki ko sos li mu représenté ci àdduna déclaration bi dafay symbolique ñu defee ko Touba ñu xam ni li yàlla di bañ ab yonentam di ko bañ jaamub yàlla ba di jëwriñu yonent bi doon ko bañ ba tey ñim fi bàyyi loolu la ñuy wéy di ko bañ duñu ko nangu di ree duñu ko nangu di jooy loolu nag dafay doon lu am solo ñoom ñu xamee ko loolu xëy na ñu soog a dellusi nag ci làkku wolof yi nga xam ne ñëpp la moom la ñu dégg ci ñeenti poñ ci lu gaaw rek lay intervenir benn bu njëkk bi mooy Nations Unies soreto kon nan lañuy def waaw dafa am lu ñuy wax ak yelleef doomu aadama te ñi ko tënk nga xam ni ñoom jàpp nañ ni ñoo xam kan mooy doomu aadama li ci reelu ñoom bi ñuy tënk loolu ñun jàppewuñu ay nit
c'est-à-dire loolu suñu borom yi xam-xam il faut ñu di ko invoquer. 1948 bi ñuy bind la déclaration universelle des droits de l'homme booba ñun ñoo ngi ci ak nooteel tubaab bee fi nekk kon boolewuñ ñu ci nit ñi ñun bind seen loola ba noppi nag jógee fa ñëw bëgg ñoo imposer loola daal ni ñu mooy universellement les droits octroyés aux humains wala aux hommes mais bi ñu koy def ci article 2 bi dañu ci lim lu bari loo xam ni kenn mënu ci sukkandiku xañ nit ki àqam ak yelleef muy deram mu mel ab juddoom am amam waasoom pas-pas bu mu am xalaat yu mu am yooyu yëpp ñu lim ko waaye boole wuñ ci woon góor jigéen ndax li mat a jàpp te mat a jàpp mooy jamono yooyu ñoom ngóor jigéen feebar lañ ko jàppe woon ñeent fukki at ak ñaar ginnaaw ba muy le 17 mai 1990 ci la Nations Unies soog a génne ngóor jigéen ci feebar yi waaye feebar lañ ko jàppe woon comme yeneen feebar yi biñ ko defee nag dañu am benn jotaay bu ñu amal fële ca Autriche ca Vienne dajale ci réew yu àdduna yépp ngir jéem a seet ñi nga xam ni jëluñu leen woon en compte naka lañ leen di dugale ci mbir moom jox leen seen àq ak seen yelleef yëkkati ab liggéey rek ci ñoom niñ ko sasi seen bopp ñoom jàpp nañ ni ñoo xam nit ñoo xam li yell ci nit ñoom ñooy ñi xam nit ñoom ñoo xam li yell ci nit lu mu war a def ak lu mu war a def nu mu war a doxale ak nu mu war a doxale ñoom ñoo ko gën a xam ba tax na kon ñu ni dañuy tënk ay loi yoo xam ni day wërngal këpp adduna bi ñoo koy seq ci li ñuy wax le droit international loolu nag li ci jiitu muy la déclaration universelle des droits de l'homme am na it ay yeneen i convention yu koy accompagner yeneen i traité yoo xam ni danañ dugg pour man di spécifier ci am mbir ak di gën a complété ci ay barab waaye li am solo rek mooy biñ koy def en 1948 boolewuñ ci woon góor jigéen dem nañu ba ci le 17 mai 1990 ci la OMS muy organisation mondiale de la santé décidé retirer homosexualité ci la nouvelle classification internationale des maladies bi ñu defee loolu nag il fallait ñu jox leen àq ak yelleef léegi ndax génn nañ leen ci nit ñi feebar ci xel dugal nañ leen ci nit ñi kon faw ñoom it ñu am àq ak yelleef loolu nag jotaay bi ñu ci njëkk amal fële lañ ko amalee ci Autriche en 1993 sas seen bopp ñaar fukki at yu ñu war a liggéey ngir mën a jox ñooñu àq ak yelleef muy 20 ans pour vos droits xam naa document bi ma nga fee loolu bi ñu ko defee kon mu war a jëm ci 2013 waaye ci diggante bi ñu accès ba ci 2013 bi ñu accès ba ci 2011 ci lañu daal di jël benn résolution bi mooy la résolution 17L9 du 15 juin 2011 ci lañ déclaré li ñuy wax nouveau droit ak ay yelleef yu yees nga xam ni ci la borom ñaari jur yi minorité yi ak ñu baree bari dugg bi loolu amee nag li may wax nii résolution Nations Unies bi may wax mi ngi nii ma téye mooy la résolution 17L9 bu 15 juin 2011 nga xam ni dañ cee jox borom ñaari nit ñi ak ñeneen ak ay yelleef comme ni ko ñëpp amee bi loolu amee nag Nations Unies doxaat na jéego yu bari ci teg ay mécanismes pour forcer état yi ci ñu yanu ko bokk na ci benn document stratégique bu ñuy wax né libre et égaux nga xam ni am na ci juróomi obligation juridique fondamentale yu nu yet état yi ngir ñu mën a doxal mbir mii ñuy wax ba ca njëkk mooy nañu aar góor jigéen ñi ñaareel bi mooy nañu fexe ba kenn dootul mën a dal ci seen kaw ci kàddu ci joxoñ ak ci jëmm ñetteel bi mooy nañu tënki loi yi nga xam ne yépp moo jëmoon ci ñoom ñeenteel bi mooy nañu tere boddi gi ñu leen di boddi maanaam bu nit ñëwee di góor sol ab robb
di faaroo ko di def ay yëfi jigéen mbaa ñaari góor ñi dañuy takkante it imam bi amul droit ni du leen maye mën naa jaaxal Sénégal yi nag waaye tàmbali naa am ci ay réew yu baree bari loolu mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre mooy quatrième obligation boobu nag moom la gouvernement bu Sénégal jël fii def ko ci document bi nga xam ni li ñuy wax ñun lu ñu leer la lu ñu xam la bañ ko tàmbalee wax it amul kenn ku mës a jóg ni ñu li ngeen wax amul ndax ay firnde la lii gouvernement bu Sénégal moo ko liggéey te wax naa ko léegi wax nit su waxee jëf wax ji ak jëf ji safaanoo dañuy bàyyi la mu wax te tey lim jëf loolu la Cheikh Abdoulaye waxoon te vision document bii nga xam ne 2026 la jëm mooy lan faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination mboolem kilifa yi toog fii kan ngeen fi xam ci Sénégal wala ban barab ngeen fi xam moo xam ci waaso moo xam ci pas-pas koo xam ne dañ koo bot di kenn du jëflanteeg moom kan ngeen fi xam Sénégal amul boddee bu fekkee am na ku ñu fi boddi njabootu yonente bi dong lañ boddi alayhi salaatu wasalaam ndax ñoom dong la constitution bi wax ni képp ku doon taaliba yonente bi ami xalaatam amoo sañ-sañ laaj réew mi ñoom dong lañ fi boddi ba noppi nit ñi mel ni dañ koo nom waaye ku dul nitu bokk ci yonente bi kenn boddiwu la kon boddee googu lan la ci état bi liggéey ba naan bu déggee ci 2026 war nañoo fexe ba boddi dootul am ci réew mi mooy góor jigéen yi sénégalais yi nanguwul dañu war a fexe fi mu nekk nii ba ñu bokk te danaa ci dikk léegi yan yoon la ñuy jaar pour loolu am moo tax bi ñu defee document bii muy la SNEC 2 SNEC 1 bi 2005 la 2015 la SNEC 2 c'est 2016 2026 bi ñu ko doxalee dafa am lu am solo luñ état bi tàmbalee def mooy ginnaaw xam nañ ni ay obligations juridiques fondamentales la kon mbirum yoon la nañ fexe ba dugal mbir yi ci yoon looloo waral li gouvernement Sénégal njëkk a def mooy soppi constitution bi mooy nday charte réew mi waaye soppi gi ñu koy soppi li tax man yëf yi léeg-léeg daf may naqari ba su ma koy wax damay am jafe-jafe sax pour wax ko mooy dañoo considéré wul nit ñi ay nit maanaam amul ku nit ñi incarné léeg-léeg institution yi jubluwuma ci kenn nag ku may joxe la tàmbalee ci Senghor ba tey ji laa wax nag maanaam dafa mel ni joxuñu gëdd nit ñi maanaam référendum booy laaj nit yow kat bii moo la gënal wala bii benn laaj lay doon adduna sépp war leen bu leen neexee référendum benn laaj leen lay laaj neel waaw wala déet waaye ñu boole la fukki tomb ak juróom yoo xam ne yenn yi bëgg nga ne waaw yeneen yi ni déet ñu may la possibilité benn waaw ngay wax ak déet da ngay global nangu mbaa nga global gànt ci biir loolu ñu dugal 4e point bi la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens la reconnaissance mooy nangu nouveau droit ak yelleef yu yees aux citoyens mooy waa réew mi citoyens yi ñan lañ duñu ay nit nit mooy nit nouveau droit aux citoyens kon ay droit de l'homme mais duñ ko formuler noonu ndax jàpp nañ ni nit ñi seeni xel baaxul ñu amuñu xam-xam danoo jàng rek ñëw naan la yàlla nee na yonent bi nee na man de Sëñ Tuubaa laa gëm maanaam jàppewuñu ay nit te lii ma wax man mi jànge ci ñoom jaxasoo ñoom damaa xam li may wax dañuy maslaak yow ba jaar sa kaw rek waaye jàppewuñu ay nit maanaam la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens ce sont des droits de l'homme parce que les citoyens sont des hommes alors il nous parle de nouveaux droits parce que nouveaux droits yooyu mooy li Nations Unies tënk en 2011 moom moo bokkagul ci moom la Sénégal harmonisé wul fi ne dugal ko ci kii mais jàll na depuis ci la législation internationale kon ñu ni la reconnaissance de nouveaux droits léegi nag daal di bëgg a tàmbaliwaat réeral nit ñi daal def 2 points un environnement sain environnement mooy lan mooy li la wër ngelaw li garab yi picc yi njanaaw yi yooyu yëpp ci la bokk mais nit ñi ci lañ bokk aussi dañoo xamul ni ñoom lu nu root rek xam nañ fu ñuy xalaatee nag xam na un environnement sain implique aussi l'existence des humains nit ñi ci lañ bokk te nit ñooñu ci la góor jigéen di bokk léegi pour environnement bi sain kon il faudrait que góor jigéen ñi bokk ci mbir mi
moo tax bu ngeen demee ci article 25 lii may wax ku mu neex demal ci constitution bu Sénégal article 25 alinéa 3 lan la constitution bi wax léegi dafa wax ni tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution, les lois et règlements, notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. mi ngi nii lii lañ ñu jëbbaloon ci référendum bi article bi may wax nii mi ngi nii ñu posé ku mu neex ubbil constitution bu Sénégal nga dem ci alinéa 3 bi article 25 dafa wax ni képp kuy doomi réew mi danañ la gax ci nga tegoo constitution bi loi yi ak règlement yi def li war sa digganteeg réew mi ba noppi nangul keneen ki àqam ak yelleef mais keneen ki mooy kan les droits d'autrui keneen ki mooy kan gis nga subtilité bi ñuy jëfandikoo te nangul keneen ki àqam ak yelleef keneen ki mooy kan te lii ma lay wax c'est constitutionnel mi ngi ci constitution du Sénégal moo tax ñiy wax ci mbir mi naan dañ koy bëgg a daganal comprendre lu ñoom sax la ñuy wax góor jigéen yi am nañ àq ak yelleef ci Sénégal ba pare dañoo ñemeegul a manifesté wu mais am nañ ko depuis 2016 te ñi fi nekk ñoo ko def waaye nag ak complicité wu askan wi aussi parce que man lii bi muy am gisuma Sénégal fu ma fi demul leeral ko amu fi waaye peut-être dañ lay xaar ci est-ce que wàcc nga ci oto est-ce que am nga xaalis est-ce que xooluñu li ngay wax yow miy wax la ñuy xool maanaam nit ñi xooluñu li ngay wax de yow miy wax ngay xool waa ji amagul paas amul oto nangam kon wala su la déglu ay wax waaye lii 2016 ku mu neex tappel suñuy waxoon nañ ko depuis 2016 fort heureusement Touba gi gis nañ ni résistance bi fi amoon ba fi moom non lañ waxoon kon moom man sañ nañoo wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ñun bokkuñu ci forfaiture bi loolu amee xam nga luñ ci teg 2016 2017 ñu créé benn loi bu bees muy le nouveau code de la presse bu ngeen demee ci article 18 bi xam nga lan la wax le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle. seetlu ma réew moo xam ne sëñ Mountakha fi lay yeewoo ak ni mu toll ak li mu représenté ñu ni moom moo fi nekkal Xaadimu Rasuulillaahi réew moomu ñu fiy bind mbirum góor jigéen ci suñu texte de loi ou à son orientation sexuelle lañ bind nit ki sañee su koo joxoñ baa ñu bodde ko ngir gisiinam ak jëfinam ci sëy bu mu am bu wuuteeg lañ xamoon pourtant loolu mi ngi ci loi bu Sénégal ci nouveau code de la presse bi article 18 bi et pourtant ki ko def mooy ñëwaat daal di taxaw boo ko joxee loxo mu sujjóot naan la man fii ak maa ngi fi kenn du ko def li muy wax ak li muy def bokkul il faudrait que nit ñi ñu wax ko sëñ Abdoulaye dafa waxoon ni ku fi doon dem aras ak ñëwit ak koo mën a doon boo delsee fii nga ñuy fekk aras moom kenn dëkku fa waaye boo delsee boo defee lu bon ñu wax ko boo fenee ñu wett ñu baal ma nag waaye noonu la ko waxee moo tax ma waxee ko doon nee na boo defee lu bon ñu wax ko boo fenee ñu wett mais ñoom li ñuy wax du dëgg parce que ki lay wax ni duma ko def nan lay bindee góor jigéen ci suñu texte de loi yamuñu ci loolu tàmbali soppi suñu permis de conduire yi ñi ko am xëñ na bu mujj waaye ñi ko am ci lu njëkk depuis 2018 ba léegi genre moo ci nekk mais sexe nekkatu ci loolu jërul sax ma koy guddal ndax yaakaar naa ni wax nañ ci waxati nañ ci léegi nag agenda boobu dafa am ñaari tolluwaay benn bu njëkk bi mooy la phase d'institutionnalisation maanaam tënk ko ci loi taxawal ay institution fexe itam ba mbooleem luy document wala lu aju ci loolu ñu fexe ba harmoniser ko ak ni ko Nations Unies bëggee loolu Sénégal def na ko ba pare xam nga lu ko dese nan lay fexe léegi ba askan wi nangu ko pour askan wi nangu ko acca bismillah waxtu bi dafa jot kon mbokk yi ngeen baal waxtu bi dafa jot lu gàtt maa ngi wax léegi nii li agenda la ñoom gis-gis lañu am ci nan lañ war a yore réew yi ak nit ñi nan lañ war a dunde lan lañu sañ ak lan lañu war a sañ phase bi ci njëkk na nga xam ni état yi lañ koy sant loolu moom Sénégal def na ko ba pare deuxième phase bi moo ci des mooy la phase d'appropriation
ngir askan wi mën ko nangu. askan woowu ñu mën ko nangu nag am na ñeenti yoon yu ñuy faral di jaar. benn bi mooy média yi, benn bi mooy yenn ay leader d'opinion, beneen bi mooy ci xeex bi ñuy xeex ndóol, la lutte contre la pauvreté, ci la ñuy jaar ñett yooyu. waaye benneen bu am solo mooy dañuy bëgg a tabax ay nit ñu bees ñoo xam ni dañuy dem ci xale yi am juróomi at ba fukki at ak juróom-ñett. document bii ma yëkkati nii moom mooy les principes directeurs sur l'éducation à la sexualité. Nations Unies moo ko def, UNESCO ak banqaas yi nga xam ne ñoo ngànk UNESCO. bu ngeen ci duggee document bu rëy rëy la, mbooleem li may wax lépp moo ngi ci. gis nga bu ngeen xoolee concept clé bi naka lañ war a tënke sax média yi ba mbir mi kenn dootu ci sañ a wax, mi ngi nii du lu ma sos. te xale yi am juróomi at la ñu war a tàmbali ci ñoom jëm ci xale yi am fukki at ak juróom-ñett. waaye tamit bàyyiwuñu ñu nekk ci circuit informel bi, dañoo wax ni képp kuy xale rek te am juróomi at suñu cible nga. waaye nag kuy tëral programme bu toll nii faaw nga am ay phase pilote foo xam ni fa ngay testé, kon ci école la ñuy testé, waaye ci daara lañ jëm si ak xale yi nga xam ne xëy na nekkuñu ci ñaar yi. lii may waxi tamit du la ma wax, mi ngi nii ñu bind ci introduction document bi lii jàllee. lii moo waraloon coow li ngeen déggoon fële Saly te enseignants yi génn ni dañ leen di bëgg a def la loo xam ne duñ ko nangu, coow ci. gouvernement bi daal di jóg ñoom tamit ni léegi bu fekkee UNESCO dañoo nar a kii nañ jël seeni xaalis te dem. loolu dégg nañu wax, waaye ndekete ñoo ngi ñuy yeeru di jéem a jaar ci yeneen i xàll ak yeneen i yoon. gis nga manuel bii ma yëkkati avant loolu sax li ñuy wax ni defuñu ko, ñaar fukki fan ak benn maanaam juste ci weer lay toll, ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukki fan ak ñett ci weer ni ñu génn. gis nga kayit bi inspecteur bi jiite IEF bu Vélingara moo ko signé, doon ci def benn séminaire boo xam ni ñiy jàngale ci école yu ndaw yi muy primaire bi ak ñiy jàngale ci école yu digg dóomu yi muy moyen secondaire yi ñoom ñoo ci doon def lëlub ñetti fan. lëlub ñetti fan boobu pour lan la? pour ñu tàggat enseignants yi, jox leen ay jumtukaay pour ñu mën a soppi boppu xale yi. kayit waa ngi nii te lii ñoo ngi ko def ci ndigalul IA def ko ci ndigalul ministre bi def ko ci ndigalul président. te pourtant dañ naan ñoom duñ ko def parce que xam nañ ñun lii ñuy xeex luñ ci mën a sonn xale yu ndaw yi ñoom ñooy ëpp fii ak ñaar fukki at ci réew mi. suñ leen tàggatee ñu bëgg ko buñ àggee fii ak ñaar fukki at mbir mi day jàll ci réew moo xam ne nee nañ fi la Sëñ Tuubaa dëkk fi la nekk. kon gars yi ñoo ngi ci suuf ñoo ngi liggéey, waaye gis nga manuel de formation bi ñu leen doon tàggate manuel baa ngi nii. dafa am fukki session ak juróom-benn yoo xam ne ci lañu war a waajal xale yi di leen ci tàggat. ginnaaw Sénégal moo ko liggéey, gouvernement bi ñoo ko liggéey. teel ma ni sëñ kat bu ngeen xoolee fii lan ngeen ci gis USAID, ministère de la santé bu Sénégal, Intra Health ak lan ministère de l'éducation nationale. ñoom ñeent ñi ñoo seq liggéey mu jëm ci ndawi Sénégal yi am juróomi at jëm ci fukki at ak juróom-ñett. document bi manuel de formation de l'élève lan lañ ci wax ni mooy jubluwaay, les objectifs d'apprentissage. ñuy le but de cette formation est d'aider les élèves à se maintenir à l'école en augmentant leurs compétences et leurs connaissances en VBGMS. xam ngeen mooy la violence basée sur le genre en milieu scolaire.
et sur les questions relatives à la santé de la reproduction. maanaam jubluwaayu formation bii ñu ngi doon tàggat maître yooyu ngir ñu dem ci élèves yi mooy ñu jàppale élève bi am juróomi at ba fukki at ak juróomi at ngir mu des ci école bi ba noppi yokku man-manam yi nga xam ni am na ko ak seeni xam-xam ci lu jëm ci violence bi nga xam ni dafa jëm ci mbirum góor jigéen basé sur le genre moom fu ñu ko wax rek xamal ni góor jigéen nañ ci biir ndax mooy ñi nga xam ni ñu normal lañ ak ñu normalul góor gi góor di def yëfi jigéen ak jigéen ji def yëfi góor ak góor ñi sëy seen biir ak jigéen ñi sëy seen biir ñu tàmbali ko di ko jàngal suñu doom yi à l'âge de 5 ans déjà à l'école. ñu ni à la fin de ce programme les élèves seront mieux outillés pour faire face au VBGMS maanaam nee nañ programme bi bu jeexee xale bu ndaw bi dana gën a am ay jumtukaay ngir mën a jàmmarloo ak violence yi bàyyikoo ci ñi ni tuuma joxañ baaraam ndax seen orientation sexuelle ak seen identité de genre, auront une meilleure connaissance des risques liés à une sexualité précoce et ou non protégée. ba ci lii sax danger mi ngi ci xale bi danañ ko ci xamal ay xam-xam yu jëm ci sëy yoo xam ni dafa teel wa illaa boo xam ni protégé wu ko di leen jox ay condom ak yu ne nangam ak nangam kon xam ngeen loo beru yar sa daara di fa def dara yi ñoo ngi yàq ñi ëpp te ñooñu bu ñu ëppee ñooñu mëdd fi mu nekk nii ñu ndaw ñi ndax nous sommes en république bu ñu fàtte enjeu yi république norme bi mooy la majorité li ëpp lu ñu wax rek loolu la te ñoo ngi préparé ñi ëpp fi mu nekk nii ci lii. troisième bi mooy lan pourront identifier les services bi benn gënu ko ci dangereux pourront identifier les services de recours et de prise en charge des problèmes relatifs à la SR muy santé de reproduction et au VBGMS violence basée sur le genre et en milieu scolaire maanaam xale bu ndaw bi ki am juróomi at ba dem ba fukki at ak juróomi at danañ ko xamal mbooleem banqaas yi ñu taxawal fi mu ne pour mu protéger ko léegi bu fekkee daa tàmbalee am yëfi góor jigéen di ko def te ñu tàmbale koo joxoñ moo xam ci biir école bi maître bi la wala ñi muy jàngandool xamal nañ ko ban service la war a woo moom xamal nañ ko it kan lañu waajal ci biir réew mi koo xam ne moom moo ko war a protéger fi mu ne pour loolu mu bëgg a dund ci école bi mu dund ko ci réew moo xam ne réew mu Cheikh Ahmadou Bamba la ba noppi ñoom ñooy jóg naan la déedéet loolu du fi am. ngeen gis 16 sessions la ñu prévoir 16 muy fukki session ak juróom-benn yoo xam ne danañ ko jëmee ci xale yooyu gis ngeen juróom-ñaareel bi mooy le genre xale bi danañ ko waajal modèle yi yëpp mi ngi fii ci biir du ma mën a dugg ci biir lépp ndax dana jël lu bari ci temps mais il faudrait que nit ñi am la bonne information ñii liñ ñuy wax ak li ñuy def bokkul te ñoo ngi yàq réew mi yaxet la taxoon xaw ma de waaye la taxoon yonent bi jóg moom ñoo ngi koy màbb fi mu nekk nii ci réew mi te ci turu askan wi lañ koy def la taxoon sëñ Tuubaa yi sonnit fi mu ne ñoo ngi koy yàq ci suuf te duñ ko leeral askan wi te li ci metti mooy ci turu askan wi lañ koy def dafay mel ni ñun ñoo bëgg ñun ñu def li parce que tout ce qui se fait au Sénégal est fait au nom du peuple pour le peuple et par le peuple est fait au nom du peuple pour le peuple et par le peuple loolu nañ ko nit ñi xam lu ñu fi mën a def ci réew mii du ki ko def moo ko mais peuple bi la engagé juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi mooy la violence liée au genre en milieu scolaire juróom-ñeenteel bi mooy droit et loi dañ leen di xamal la convention relative aux droits de l'homme xale yi dañ koy jàng ñu xamal leen ko ni leen article 14 bi par exemple lan la wax am ngeen sañ-sañ ci am seen diine bopp par exemple xale bu am 5 ans nan lay amee diine boppam dama xamul ndax li may wax leer na am déet c'est-à-dire xale bu ndaw bi ñu bëgg koo xamal ne ko am nga droit ci am sa diine bopp sa gis-gisu bopp ak sa xalaati bopp li nga xam ne moom nga yëg ci sa yaram itam te bëgg koo dundal bu dee lu baax la danañ la ci jàppale mais bu dee leneen la aussi danañ la ci jàppale ba noppi lépp luy texte de loi sur le plan international ak sur le plan national xale bi danañ ko xamal mu xam lan la mooy 9e session bi 10e session bi mooy lan qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais lan moo baax lan moo bon te ki lay wax lan moo baax lan moo bon sukkandikul ci lu yàlla wax sukkandikul ci lu yonent bi wax sukkandikul ci sëñ Tuubaa wax
ci li Nations Unies la wax lay sukkandiku fi ne naan la lii moo baax lii moo bon. Qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais mooy 10e session bi. 11e session bi mooy où aller pour trouver de l'aide moi-même fan laa war a dem su ma bëggee ak wàllu wala ku ma dimbali man xale bi tàmbali naa di laccaxal ay loxo mbaa di def ay yëf ñu ni ma lii dugg fi man fan laa war a dem pour loolu ñoom ñu jàppale ma taxawu. lii fi ne nii moom moo jëm ci école yi moom mooy la phase d'appropriation ou de sociabilisation naka la ñuy fexe ba askanu Sénégal nangu ko. léegi nag bokk yi moom dañuy wax ni loolu du fi amee aha kañ dana fi am li tax dana fi am mooy ci turu sénégalais yi la ñu joxe ndigal mbooleem jigéen ju bëgg a jaay sa bopp nga dem ñu jox la aw këyit ci turu sénégalais yi nga dem jaay sa bopp te at mu nekk nga ñëw fay lempo. pourtant loolu am na fi te pourtant njaaloo yàlla da koo tere te dañ koo légaliser jox ndigal jigéen ñi ci turu sénégalais yi lañ leen di defaral carte bi tax ñu jaay ko. boo àndoon na jigéen dem Dakar fi mu nekk nii minute bu jotee bu police taseeg yow moom danaan ko ana sa carte yow mu laaj la carte d'identité ndigal bi la sénégalais yi jox ba ñu jëmmal ko ci carte woowu rek lan lay laaj yow ñu laaj la sa carte d'identité te pourtant sénégalais yi ñoo joxe ndigal sañ-sañ boobu te yàllaa ko tere te pourtant loolu am na ci réew mi. yamul ci loolu fi mu nekk nii inamal xamru wal maysir yéen ñëpp a xam ni sangara laaye boobu moo ko bokk ci bi ñu koy tere moo carte. te Sénégal defal nañu tool boo xam ne ñun ñëpp ñoo commencé bokk kuy sénégalais am carte d'identité mbaa nga am lu firndeel ni ci Sénégal nga bokk rek bokk nga ci ñi moom loterie nationale sénégalaise parce que c'est une entreprise nationale askanu Sénégal ñoo ko moom te pourtant carte lañ fay def te pourtant loolu am na ci réew mi te pourtant alal jooju la ñuy jël di xëppaat ci biir réew mi di ñu booleeg loo xam ne si du xalaalan tayiban waaye ci xaram sax la bàyyi ko. kon li tax yii am mooy tax leneen yii tamit di am ndax ñun dañuy toog rek ni du fi am yàlla du ko seetaan yàlla yónni na yonent seetaan ko ñu rey ko loolu du fi am sëñ Touba gàcce ngalaama la moo doon def wàcc na ko akramanil xilmu mahal ahmaali asalihaati saxa li kamaali mbooleem la ko yàlla xamaloon lépp yàlla dimbali na ko ba jëf na ko jëf ju yiw fii laata mu fiy jóge kon wàcc na la moo doon def na ko lii ma wax sëñ Abdou Lahat ko nee na ñun ñoo ci des kon ñun ñoo des ci yëf yi suñu responsabilité. kon ci tënk ñii fi nu jëme réew mi mooy fii ak ñaar fukki at danañ waajal ay ndaw yoo xam ni ñun lu nu bañal ñoom danañ ko bëgg te tàggat nañ leen fi mu ne ñoo ngi tàmbali programme yi di ko doxal ba noppi dugal nañ ci réew mi alal joo xam ni kenn xamul nu mu toll fi mu nekk nii fi mu ne ku xëy waxuma ñàkk dépense waaye dawaloo sax 8-8 ci yow la alal ju bari lañ dugal ci biir réew mi gis nga lii fonds yi nga xam ni dugal nañ ko ci biir Sénégal la muy jàppale mbiri góor jigéen yi fonds bii nii mooy FGS fonds Jean Sahel le projet fonds d'appui à des initiatives innovantes ay baat yu la dul yoo xam ne mën nañ ko wax du la def dara la ñuy faral di jëfandikoo initiative innovante bi ñu waxee réew yi nga xam ne moom la ñu kii muy FGS mu ni les 6 pays du Sahel visés sont le Burkina Faso le Mali la Mauritanie le Niger le Sénégal et le Tchad day financé à hauteur de 58 millions képp ku bëgg a def yëfi góor jigéen rek boo demee jox la xaalis document baa ngi ni yamul ci loolu kii initiative Sankofa la depuis 2018 initiative Sankofa moom mooy coordonner toute l'Afrique de l'Ouest fi mu nekk nii ci fonds yi jëm ci mbiri góor jigéen yi siège bi mi ngi Dakar des milliards la ñu yor fi mu nekk nii jëf ko ci fi mu ne pour jàppale leen ndax jaral na leen lu nekk ndax ñoom jàpp nañ ne nit ñuy wax nit diine ay nit ñu réer lañu kenn waratu leen déglu kon jaral na leen lu nekk nee nañ boo ñëwee fi mu ne boo waxtaanee ñoom rek dem ñoom li nga leen wax mën nañ ko gëm ba tax na yaakaar naa ni ñuñ daara war nañu bàyyi xel loolu ndax posture boobu ku xam Cheikhul Khadim xam ni naka jekk diirub mu nekk fi mësta bëgg wala mu bañ ndare du yàlla bëgg wala mu bañ rek shi'tu allazi sha'al illahu wa illa yasha'u ma shi'tu bila durri wala kon ñoom fii lañ toll bu ngeen seetee émeutes yi fi amoon lii logo bi ci association yi jàppale mbiri góor jigéen yi ci lañ bokk moom la président def ci vostim he for she moom ku góor ki anglais mooy wax he
bu dee masculin la bu dee jigéen la mu ni she he for she góor nekkal jigéen mi ngi ni te pourtant bi mu koy wax booba réew maa ngi takk ay bakkan di tuuru waaye message bi moom moo ngi li ko gënoon a yitteel ci li muy wax Nations Unies leen maa ngi ci sama programme lii kenn du ni gisu ko kenn du ni gisu ko te pourtant mooy ñëwaat sol ab jàllaabe ni la non non man duma ko def ñun li ñuy wax ñeme nañ ko de xam nañ ko luñ ci fekkit bëgg nañu li Cheikh Abdoulaye daa wax rek suñu bakkan lañ ci teg lu ñu ci fekk bëgg na suñu kàddu gi yegg ak mu bañ a yegg lañ yemale ndax ñun sëñ Touba dong lañ bëgg bu ñu demee léegi nii fi mu nekk sant yàlla. beneen bi ci des bi may daaneele ndax yi ma ci war a wax bari na bari goo xam ni xajul fii gis ngeen lii ngeen gis mooy PGA. amin amin document yi am na bu des de Cheikh Bamba document yi am na bu des PGA kii beneen waaw li ñu doon tàmm léegi mooy PGA lu waxtaan bi ñu dugg nit ñi dañ bàyyi xel ci war may barab bi ak li ñu sant ñuy déglu ak ay noom di ko jàpp ko andi waa moom te yem ci loolu waaye tàcc ak fa léegi lenn gis nga document bi l'avancement des droits de l'homme et l'inclusion des personnes LGBTI un manuel pour les parlementaires juróomi député yu sénégalais bokk nañ ci du ma wax seen tur nag juróomi député yu Sénégal bokk nañ ci laa wax lii pour député yi nekk ci àdduna bi pour ñuy waajal ay loi pour fexe ba góor jigéen ñi am li ñu am c'est un manuel pour les parlementaires il y a 5 députés sénégalais yoo xam ni pour le moment du ma wax guñ seen tur ñoom xam nañ man xam naa document bi yëpp exploité nañ ko ba mu àgg kon gis nga fu ne ñoo nga fay jaar pour doxal programme yii ñun ñoo woyofal yi fi waaye ñoom woyofaluñ ko bokk na ci li leen tax a jóg nag mooy fexe ba mbooleem li borom ñaari tur yi góor guy sëy góor jigéen guy sëy jigéen ku bëgg a soppi sa na la yàlla bindee woon def beneen sexe opposé ba ku bëgg a sëy ak bàyyi ma ku bëgg a sëy ak nit ku faatu mboole seen ñoom ñëpp ñu jox leen àq ak yelleef ñu koy def nañ ko bëggee document baa ngi nii ma préciser ni juróomi député sénégalais ñoo ngi fi te koo ci wax mun la jullit laa aussi kon bref li ma bëggoon a wax rek moom mooy lii mooy ñoom li ñuy wax ak li ñuy def bokkul te li ñuy def lépp ñoom ci turu askan wi lañ koy def te ñun war nañoo xam ni rawatina mboolem sénégalais bu may dégg ci ni war nañoo taxaw suñu kilifa yi seen signature yi ñu joxe ñu taxaw def ko ci fulla def ko ci fayda waaye def ko ci yar ak i teggin akub dal xam ni ñun xam nañ fi ni jaar parce que xam nañu yoon li mu ñu may fu ñu mën a jaar ba li ñu bëgg ñu am ko te xat du damm kenn du wax sax wax ju déplacé kon ñoo ngi woo ñëpp ci mobilisation ci ñu bañ a neenal suñu signature yu kilifa yii sëñ Mountakha jël kayit signé ko kooku sénégalais yëpp ñoo war a taxaw feddli seen laxasaay ci signature am boobu lu mu ci bëgg mu am xam ngeen li tax bërki démb réew mi am na lu fi xew yéen a ma ko gën a xam te bi mu amee ñetti wos yi nga xam ne ñoo téye réew mi muy exécutif bi président ak gouvernement bi parlementaire ak judiciaire bi ñoom ñëpp dem nañ ba gag ba réew mi tout kon bu ñu tegaatoon presque benn 48 heures képp réew mi moom beneen problème la ñuy wax dañ naan Sénégal ba woon bi mu demee foofu ba ñëpp jaaxle institution yi nga xam ne ñoo war a saytu yëf yi sax jaaxle kan moo lijjanti mbir mi ah kan moo ko lijjanti mais kooku mooy kilifa réew mi kon c'est-à-dire man li ma mënul comprendre te mënuma koo nangu mooy lan moo tax duñu institutionnaliser loolu ba ñu xam ni li xew Iran par exemple nga xam ni sëriñ bi moo yilif ñi politique moo yilif ñëpp loolu mooy li war a am Sénégal gii parce que nit ñi kilifa yi lañ gëm sëriñ si lañ gëm mais loolu kenn du ñëw fekk ñu fi ñu toog rek ni ñu kaay ma jox leen ko ni nit ñi ñoo war a taxaw pour mu am te xam ngeen ni ki nee na loon jéego yu sëñ Cheikh Mbacke dox ak El Hadj Abdou Aziz Dabakh dox ko kooku du hésité ci neenal signature bi sëñ Mountakha
yëf yi bu ne seen xel dem ci ay tur Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade wala Macky Sall du loolu de président Abdoulaye Wade dafa wax nee na bi ma defee ñetti fan ci palais bi ci laa xam ne li ma jàppoon ak li am bokkul Sénégal gii li ko jiitee maanaam nit ñi xamuñu ko maa la wax ni am na ay yeneen force yoo xam ne ñoom ñooy diriger réew mi te duñ ay Sénégalais gëmuñu li ñu gëm bëgguñu li ñu bëgg moo tax ma ni kon loola assise boobu mi ngi Sénégal ba tey kon yëf yi li mu laaj du rek topp suñu xol waaye jiital ci am xel la jiital ci xam-xam te nekk ci ron suñu kilifa yi ànd ak dal ànd akuk teey te fas yéene ba lii ñu bëgg ñu jëmmal ko suñu ko defee danañ gën a renforcer stabilité bi nga xam ne moo am Sénégal waaye suñu xefee ba suñu signature kilifa yi ñoom ñu rejeté ko delloo ko ginnaaw loolu dana jur mbir mu rëy ci biir Sénégal bi loo xam ne loolu kenn ñaanu ko kon foofu lay daaneel sama kàddu di wane ni rek mbir mi ñoom ñoo ngi ci te sori nañ ci d'ailleurs document bi ministre bi moom moo ko signé bërkaat yi démb dong yàggul dara ci lan la jëm wut xaalis pour évaluer document bi ma doon wax ñoom xaaratuñ sax 2026 fi mu ne dañu ko bëgg a accélérer ministre bi moo ko signé mi ngi ministère de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfant moo ko signé mi ngi di ci ñaan xaalis waa Belgique coopération kii xam nga dañuy tere yalwaan c'est-à-dire xeeti yalwaan yee bokkul rek man mën na maa yor sama kii nii laara bi raadaan ñu sarax ma juróom wala fukki dërëm wala 100 francs am na koo xam day ko simu sarax yalwaan ay milliards loolu kese la parce que lii yalwaan la may leen ma damaa bëgg a nangam ak nangam kon lii rek mais c'est plus que grave weesu na grave daman la weesu na grave laa la wax weesu na ko waaye ginnaaw kilifa yi ñoo ngi toog te waxtu wi xat na wax dëgg yàlla duñ mën lu tënk suñuy kàddu foofu di bëgg rek ci benn baat boo xam ni dama ciy mujj te damay dellu ci lu sëñ Touba waxoon wax ko tëje sama kàddu foofu mooy Cheikhul Khadim waxuma sax ñu xool ci ni nitu yàlla la cër bi mu am ci yàlla sax waxuma ko waaye suñ ko doon jàngat rek en tant que humain nii donc ñu koy jàngat nii donc koo xam ni ñëw na am waxtu mu fi tàmbalee nekk ba waxtu woo xam ni noppi nañ koo gis ak taxawaay yi mu amoon posture yi jaar-jaar yi ak surtout contexte bi mu ko defee woon ci ngay gis ni kii ndekete niñ ko war a xamee guñ ko ni ba tey gis nga Cheikhul Khadim bi mu demee Ndar mu gisee ak l'administration coloniale bi ñu waxee dafa génn def benn xasida bu ñuy wax ilhamu salaam fi zabi andilillahi islam wax na ci lu bari mais dafa am benn bayit bu mu ci wax bu am solo muy xultu munabbihan lakum yaa xawmi intabihu min sakarati naw moom moo wax loolu kon nee na ab yeetekat la éveilleur de conscience te yeete boobu mu doon yeete sonn ci lool mel na ni ñu bari ci sénégalais yi ba tey ñoo ngi nelaw fi mu ne seeni nelaw dafa gën a xóot parce que ku teel a comprendre mbir mi la ak enjeu yi ak fi mu jëm mu xam ne taxaw di jàmmaarloog sénégalais yi waxuma sax mbirum diine ak mbirum yàlla loolu waxuma ko laa wax damay analyser du point de vue sociologique rek ak historique maanaam xam na ni Sénégal fii mu ko fekk ci contexte bii ku leen bëgg a sóobaat ci xeex ak xare da nga jeexal sénégalais yi te li nga bëgg doo ko am loolu lu nit gàtt xam-xam ko ceddo yi faagaagal nañ leen ñenn ñi sax seen i bàmmeel gisuñu ko nekkuñu Sénégal bi sëriñ si tamit kazalik kon kooku sénégalais yi amatuñu woon force pour xeex moo tax mu xam ni enjeu bi moo doon ginnaaw ñoom dañu fee nekk ngir wuutu yàlla ci kaw suuf te not nañ leen ëpp nañ leen doole nañ leen tabax ba ñu xam seen bopp xam seen borom bu boobaa bis bu ñu amee une masse critique li yàlla bëgg ci réew mi dana am man noonu laa comprendre ak kii moo tax mu ni gaa ñi dañ leen a nelawal effectivement dañoo nelawal ci lu dul dara da ngay gis ñëw ñi rek ñu teg benn service protocole boo xam ne rek yow mën ngaa jaxasoo fekk na loolu du dara moo tax mu ni yeewu leen ko ci seen nelaw yii kenn ku ci ne yaa ngi ivre yaa ngi mel ne ku man di bay tërëf ci loolu lañ ñu plongé ba tax na nag fi mu ne yeewu dafa jot ci ñu xam ni réew mi dafa am borom mënuñoo dem a dem ba réew mi bëgg a dem ci kawoo kilifa jóg lijjanti ko ba noppi kilifa googu ci doxalinu réew mi ak li ñuy engagé ci réew mi ñu bëgg ko ci ignoré nga xam ne bari na lu ñu ciy def loo xam si sëriñ si yëguñu ko tàgguñu ko kon loolu lañ jàpp ni jaaduwul dañ koo war a corriger te loolu sénégalais rek ñoo war a taxaw ci ñu corriger ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh